salaamaaleykum yéen ñuy seetaan ci la Thiessois TV tey beneen numéro càmbar tey nag ci bâtiment la ñuy càmbar seeti établissement Faramendi et Frères fekk fa kooku nga xam ne mooy Faramendi moom mi nga xam ni dafa jóge tugal ñoo investir au Sénégal di exceller dans le bâtiment tey d'ailleurs ñu ngi fii nga xam ne derrière yéen a ngi gis bâtiment bu ICAO bi mais dañuy dem ba fële nga xam ne dem ba fële ca ZAC ba fekki ko fa foofu nga xam ne fële lépp dooree mu dikk ak ñun ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ko mais aussi ci réalisation yi nga xam ne mu ngi ko nekk di def un peu partout actuellement dans le pays et restez connectés sur le Thiessois TV. Voilà, Faramendi bonjour. Bonjour waay monsieur Ndaw noo def. suba gi. sant yàlla bu baax a baax. tey nag dañuy ñëw seet si la xool nan ngay liggéey fii ci INFA une visite bi nga xam ne peut-être dina permettre aussi nit ñi xam ci lan ngay yëngatu. voilà ma ne la jërëjëf ci li nga ma am sañ-sañu seet si ma man tamit ma ciy kontaan lool ndaxte comme ni ñu ko gisee xam naa ci plus tard dinañu gën a gis li ñuy tax a toog fii daal voilà séddoo koog ñëpp voilà. ñu leen ko annoncé sànq tey BTP la ñuy càmbar ñu seet si ki nga xam ne mooy Faramendi ki nga xam ne moo taxawal li nga xam ne mooy entreprise bi nga xam ne dina ko présenté léegi li ko tax a jóg aussi dina ci ñëw Faramendi ñu ngi nuyu sànq dalal ñu fii nga xam ne mooy quincaillerie bi wax nga ko léegi fi nga xam ne lépp fi la tàmbalee mais balaa ñu dem kon nañ nga présenté ñu sa entreprise. waaw man Faramendi laa tudd encore une fois pour ñuy soog a jël train bi di xool li ñuy def nii mooy ci BTP lay yëngu mais avant BTP dama nekkoon dugal am yu bari del ci Sénégal ça fait plus de 13-14 ans maa ngi del ci Sénégal graduellement mais njaboot bi ma mu ngi boor bari moo tax mënuma bañ a nekk fii benn tànk fii benn tànk fële mais ci at yu mujj yi maanaam 6 ans yu mujj yi tànk yi fii dëppee. effectivement tey soo ñu doon présenter sa entreprise la nga ñu wax nan la tudd kañ nga ko créé les gens ont besoin de savoir. alors entreprise bi bu njëkk Faramendi ETS Faramendi rek la tudd woon mais ba ma demee ni contexte bi di changer mutation di changer pour nga mën a boole ñëpp mooy ñëpp bokk ci ñu teg ci frère bi nag du njaago rek wala joola wala mais frère bi mooy Sénégal mooy Afrique mooy adduna bi ñëpp ay mag ak rakk la loolu mooy inspiration ay frère bi mais du frère wu ndaxte man Mendy la sant frère bi nag góor ak jigéen lay woo daal di wuyoo ndaxte comme góor comme le masculin l'emporte. le masculin l'emporte waaw mais bu ñu mënoon a ay sœur sax dañ ko ciy boole ndaxte gis naa suñu yaay yooyu ñoo gën a farlu ci lu bari la. effectivement on a vu ci effigie bi since 1993 cela veut dire que lu ñu togg la xalaat ko ay ati tey peut-être moo ñëw ba fii. voilà ndaxte loo gis tamit dafa am fu muy basé mooy lan dañaa bëggoon avec le temps di mën di kontaan di def ay anniversaire di def ay point de repère yoo xam ne di nga mën fa nga jóge woon fukki at ci ginnaaw ba tey jii loo def après fukki at ba fukki at ak ñaar ñett ñeent loo mën a def maanaam da ngay mën a am tableau de bord tableau de bord boo xam ne ndax yow li ngay def ma ngi ci wala nekku ci loolu moo tax ci kaw fiche bi da ngay gis ni 2013 mooy wane nii même linéa bi ñu am foofu la déparé alors comme 2013 bi lu ñu ñor la ñu bëgg ni chaque jour bi ci tegu ci 2013 bi dañu koy def validation pour xool ndax ñun lu ñu def jar na ko wala jar ko wala yenn matuwaay la ñuy uti pour gën koo mën a pousse mu tàkk ak loxo yi ñëpp ndax ba tey moo delluwaat wax ne ñëpp lañ ci soxla doomu Sénégal yëpp lañ ci soxla doomu Afrique yëpp lañ ci soxla doomu adduna bi yëpp lañ ci soxla ndaxte li ñuy def nii pour nit ñi la pour askan wi. effectivement wax naa ko sànq ne càmbar en wolof. visite président Abdoulaye Wade bi lan la changé ou daf la gën a motivé. mooy daf maa gën a motivé comme ni ko ñëpp xamee mooy charisme suñu ex président Abdoulaye Wade
muy source d'inspiration bu mag mooy nit koo xam ne du bàyyi. taxaw na fi depuis Senghor di xeex pour jël nguur taxaw na fi depuis Abdou Diouf di xeex pour jël nguur ba heuram jotee nag moom mu jël nguur def li mu fi mën a def comme ñëpp. alors ci foofu nga xam ne lañ faa jóge gis ni bu mag a mag comme point angulaire foo wëndeelu gis ko fa. waaw mu def fi li ñu gis noonu ci Sénégal commencé ko ñi ko tegu tamit ñoom topp ci ba suba mu nekk man wala comme mu nekk yow ñu topp yoon boo xam ne mooy jox Sénégal beneen dund jox leen beneen standard jox leen ni feneen fa ñuy dem wëri tamit fii am na ko organisation nag moo ñu manqué moo tax xëy na mën nañoo yegg bu foofu. Organisation peut-être da nga teel a xalaat lool ou bien c'était une motivation supplémentaire pour yow gis nañ ne 2004 avec les chantiers de Thiès depuis boobu yow commencé nga di xalaat ne fii peut-être fii ñu nekk ci ZAC bi on le rappelle dina doon cité d'avenir nga ñëw teel a gëm ne je dois avoir un projet même su dee ay nit nekk ñu fa ma dem peut-être gars yi dinañ ma fekk au début comment ça a été peut-être jafe woon na. waaye jafe woon na lool ndaxte mënoo traverser toute la ville de Thiès ñëw fii ZAC bi à 3 kilomètres de la ville mooy rond ba 3 kilomètres de rond-point Ngent ñu ñëw fii war fii def xaalis bu bari amul ndox amul courant amul dara nga osé tey jii fii ñuy wax ni taxaw fii ça fait 14 ans ci ginnaaw la ñu samp lu te lu mel nii mooy ça veut dire courage ak persévérance moo ñu yegg la fu ñu yegg nii alors heure tamit cueillir fruits yi nga dañ kaa suuloon yàlla mënul seetaan daal moom bàyyee nañu xel comme ni mu bàyyee xel doomu Sénégal yëpp mais ñun tamit moom comme ñun ñëpp la fi nekkal ñun am nañu droit tamit am suñuy rêve am suñuy songe jébbal ko mais nekk ci loolu moo tax tey jii fii nekk point de départ fépp ndaxte foo ñëw ci ZAC bi ne établissement Fara Mendy ab point de repère la bi ñëpp xam waaw. au début ci nga xam ne mooy quincaillerie yi nga yemoon mais léegi gis nañ yaa ngi ci bâtiment donc nga jóge processus la jóge nga ci benn étape dem ci benn étape mais je suppose que ça a été difficile. oui ça a été difficile mais ndaxte jóge moom sax ñëw ci quincaillerie bi 10 jours après la mais ci transport laa njëkk a commencé def am yore ay camion yore ay nit ay oto yu ndaw sax yow lay jóge fii dem Diaobé ci loolu la ñu dooree après loolu business lañ ko tuddee ndaxte mënu ma leen xaalis te parewu ma li may defi fa ma nekk. il fallait ma yore xaalis ma yore jëndeel ko def di xool nan la ñuy def nekk tamit nit ñi nga xam ne ñoom nga bokk ndaxte du ma njiitu kenn mais jiitu rek laa def daal ndaxte xëy na yàlla moo ko def mais ñi nekk ci sama ginnaaw tamit ñoom ñoo tax man ma jiitu ndaxte su ñooñu amuloon man du ma mus a nekk njiit après ñooñu tamit déggal ma jàppale ma ci man ma continuer di xooli leneen dem jàng di avancé tur ba di la ñëw samp li nga xam ne mooy support bi nga xam ne li ma bëggoon a defee mooy ingénieur technique de construction il fallait que moo am xam ne client bi fi am tey li jël ginnaaw su moom moo njëkk a jox alors pourquoi pas nga créé loo xam ne moom da nga koy jàppale ci sa bopp après booy demee di ka defalal li nga xam ne moom la laaj nga mën koo profitoloo ci say prix yu bari nga yore que sa produit waaw sa savoir-faire ak sa produit nga xam ne moom nga yore ci quincaillerie yi loolu moo tax quincaillerie bi juddu daal. à vous entendre egguma ci ñoom taw parce que yooyu ñooy yu mujj yi mais xëy na tey ñoom ñooy li gën a fës ci liggéey bi Fara Mendy yi def établissement bien sûr mais gis nañ à vous entendre tabax ngeen ay kër yu bari te nit ñooñu peut-être amuñu woon ay moyens tabax comment ça a été le processus nan la demee ba loolu am. waaye processus bi ni mu demee ba loolu am mooy nit ñi comme ni ma ko waxee nit ñi ñoo may njëkk a jox comme boog man maa ciy tegu comme boog nit ñooñu ñoo ma njëkk a jox mburu comme boog ci kilo mburu boobu ñu yore noonu ci gàttal bu ñu soxlaa pop bi ma damm bu ñu soxlaa diggu mburu bi sama damm alors ñooñu ma leen di louer ndaxte ils ont cru en moi ils ont cru que kii li muy wax noonu mën na koo def avec loolu ensemble man ak nit ñooñu comme loolu ñu ko ne ensemble ak ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel ci sama yoon
ñu ngi def ay liggéey yu mag a mag yu merveilleux di ñaax tamit nit ñi ni liggéey dañ koy jaarale yoon teg ko ci yoon mooy dafa am processus boo xam ne liggéey noonu lay doxee mooy mënuma dem dajale samay épargne de la vie ñëw jox ko koo xam ne ab informel la dëgg la ñun ñëpp Sénégal la ñu bokk ñëpp war a lekk na war a naan mais nag dafa am liggéey dafa am fu muy war a jaar. dafa war a organiser mooy ñu yóbbu ko ci bureau technique yi yóbbu ko ci bureau de contrôle yi liggéey boobu après am nga droit prétendre ne man sama liggéey bi bëgg naa ci lii. résultat yii laa ci bëgg. mais bu ñu jàpp ni ñun dañaa kii suñu xarit la kii suñu ndaxte liggéey dañ koy jox xaritam. liggéey tamit dañ koy jox ki ko mën. ki ko mën mooy tax résultat mën a nekk mais su nekkee da ngay dem foraatu ñaar fukk ñeent fukk yoo xam ne da nga takk sa biir pour am ko après jox ko koo xam ne moom ana yow ana man wala kooku daf lay wax di wax ju bari après bu suba ñu dem di ko wéer ni ñeneen ñi la wala ñi wax ne sama maçon bi yeeg wala laag-laag te fekk yow waxoo li nga def yow li maçon bi def nga wax mais waxoo li nga def comme de toute façon à vous entendre ku ci ne war nga sàmmonteeg sa morom. kii tabaxlu. war na yor lu doy. kii tabax aussi war na fexe en tout cas de façon très claire. li nga xam ne moo nekk ci terme du contrat mu motal ko. léegi ñu def une petite glissade dem ci li nga xam ne moom mooy tey peut-être mën naa ne pour l'instant et on espère que établissement Faramindy dañ wees foofu pour l'instant moom mooy li gën a fës ci li mu liggéey c'est l'établissement UCAO je pense bien que tey. satisfaction là pour vous. Oui, satisfaction là pour moi en première personne mais satisfaction là pour doomu Thiès yi ndaxte jàppoon na ni mënul nekk voilà mënul nekk mais comme ay nit ñoo càmbar ci ñu bari tànn ma ci ma def challenge boo xam ne man ak sama bopp la njëkk après waa Sénégal waa Thiès waa adduna bi soog ci savouré lii wax ji mooy comme ma delluwaat ci li ma waxoon ne rien n'est impossible ndaxte du improvisation moo def liggéey boobu man professionnel la professionniste la du moins sama liggéey xam naa ko bëgg naa ko mën naa ko mënuma ko def nag man dong man ak ay nit ñu bari ndaxte sama ginnaaw voilà toute une équipe ndaxte ci ginnaaw li ñu gis noonu ñu def ko ci fukki weer ak benn fan mooy benn fan mi mooy bañ koy inauguré du inauguration sax bañ koy barkel par monseigneur André Gueye fukki weer yooyu nawet jaar na fi tabaski jaar na fi Pâques jaar na fi lépp feetu Sénégal yëpp jaar na fi mais teewul ñun ñu sëgg gëm ni lii mën na nekk pénurie ciment jaar na fi maanaam ay gàllankoor yu bari jaar na fi mais ñun ñu sëgg man ma sëgg ndaxte man maa nekkoon jiit man maa nekkoon ka ñu yaakaar ne mën naa koo def man ma soog a yaakaar ñeneen ñoo xam ne ñoom mën nañ koo def ak man ma jël def choix wu personne yi nga xam ne dañ may entouré ndaxte tamit loolu lu important la ci liggéey. choisir son équipe waaw choisir son équipe savoir faire équipe. nit ñooñu nag ñoo ma yeggal fa ma yegg nii nit ñooñu maak ñoom ñoo yeggandoo fa ñu yegg nii ndaxte mënuma wax yëkkati sama loxo te waxuma ñooñu ndaxte ñooñu laa war a gàcce ngàllaama soo ko delloo ñi nga xam ne tamit dañ maa wóolu dénk ma seen li nga xam ne mooy. benn la ci bu gën a mag ci Thiès wala benn la ci bu yu gën a mag ci Sénégal ñu def challenge boobu jàppoon ni xale la mënu koo def mais xale boobu tey jii waxoon naa ko ci ab benn réunion ne naa ne waxal ñu mag ñooñu ñun ñoo ngi ñëw te ñoo ngi ñëw du yàgg dara ñoo ngi ñëw ndaxte dama bëgg ñun ñëpp xale yi ñu gëm suñu bopp loolu nag mooy gëm sa bopp du nekk di wax rek gëm sa bopp mooy ngay def loo xam ne nit ñi yaakaar ñu ne mën nga koo def ci njàppale yàlla daal. mooy salle bi 15 lañ ci am muy premier niveau rez-de-chaussée bi ñu ngi ci am 5 yu mel nii premier niveau bi ñu ngi ci amoon yeneen 5 deuxième niveau bi ñu ngi ci amoon 5 total def 15 salles de classe yoo xam ne ay 63 mètres carrés la ñu benn bu nekk salle bu nekk nag mën na jël ba ay 30 jëm 50 étudiants.